أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم yéen mbokk jullit yi ñëwati nañu ci ñëw yéen daan ñëw di séq ak yéen waxtaan ci kàttanu rabbul izzati wal jabarut ak yërmandeem ay waxtaan yoo xam ni dinañ ko faral di amal te mu jëm ci ay téere yoo xam ni dañ ko nafaroon yii ñu jëmale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii ñu jëmale ko ci Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu di ndono yonent bi alayhi salaatu wasalaam yii ñu jëmee ko ci suñu sëriñ yu baax yi fi nekk yu mel ne sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ak way juróom bu tedd bi maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ak yeneen bind yoo xam ni rek day jëm toujours ci wàllu lislaam toujours ci wàllu diini bi ñu ñëw téere yooyu ñu bind nag ñu ñëw di ko nafar ak yéen maanaam di nga jéem a faram fàcce ak yéen kon dafa mel na ci yoon woowu la ñu nekk te comme que dañuy waajal gàmmu dañu bëggoon wuti yóbbalu gàmmu goo xam ni di leen ko mën yóbbu ci gàmmu gi ñun aussi ñu barkeelu ci guddi gu màgg googu nga xam ni ci la ñuy feete anniversaire u gane àdduna mbindeef bi nga xam ni mooy gën gi mbindeef mooy xayrul bariyati te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc jëm ci yóbbal boobu nag moo indi waxtaan wi ñu bëgg a def tey ak yéen te ñu jëmale ko ci benn téere boo xam ni bindoon nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanaka dañuy wax ni sax bii la ñu njëkk bind jagleel ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bii nag bind nañ lu bëri waaye bii moom mooy téere bi njëkk bi nga xam ni ci mbaaxu yàlla ak ci mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind nañ ko jagleel ko sang bu tedd bi di xayrul bariyati téere boobu nag ñoo ko bindoon ci français xanaa dañuy bëgg ñëw rek kéemtalaay nun ko bindee ci français indi ko ci français waaye jéem ko aussi tekki ci wolof kéemtalaay dimbal biñ ci yàlla may ñu mën ko def ci wolof ñu def ko yombul nag nga bind ci tubaab ba noppi di ko jéem a tekkiwaat ci wolof lu jafe la si ñun waaye dañuy sukkandiku ci suñu boroom dañuy sukkandiku ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mën a jéem a tekki firi boobu kéemtalaay luñ ci yàlla mën loo xam naa ne nag du mën jeex ci benn jotaay dinañu dem ak moom ba fi ko yàlla di jeexaleel ci mbaaxam ak yërmandeem ñu ñaan yàlla rabbul izzati wal jabarut ci mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ñu may ñu mën ubbi ci bismillahi rahmaani rahim ñu terminé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñuy wéeru ci moom di ñaan suñu borom lépp loo xam ne lu jub la ñu ko koy sante moom suñu borom moom mi nga xam ne moo ñu may ñu bind ba ñu mën toog di ko waxtaane lépp loo xam ni dëng la ci ñu ñaan yàlla suñu borom bu jéggal nu ndax mënuñu dara xamuñu dara te amuñu benn wéeruwaay ku dul suñu borom ñoo ngi wéeru ci moom ñu ñaan yàlla ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne moom la amalee lépp lu mu amal yàlla nu yàlla sàmm yàlla na yàlla ubbil na suñu dënn te firil na suñu làmmiñ ba lii ñu bëgg a waxtaanee te mu jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu am lu mu jur ci xolu jaam ñi nga xam ni dinañ ko déglu mu am lu mu jur ci suñu xol ñun ñi nga xam ni taalif nañu téere bi te xam nañu ni nuur nañu ci géeju bàkkaar nuurin goo xam ne suñu borom bu ñu xettaliwul kon toskare dañu ñu ñeel waaye ñu ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmande yàlla mi nga xam ne sottil na yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmande ba mu fees dell ñoo ngi ñaan yàlla ci mbaaxu yonent boobu ak ci barke guddi gi ñu jëm di guddi gàmmu ak ci barke yonent bi ak lu mu wax ci moom ne nañu julli ci yonent bi ci barke woote googu mu ñu woo sant googu mu ñu sant ñu julli ci yonent bi ak wuyu gi ñu koy wuyu ñu ñaan yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem yàlla na ci yàlla dëgg jéggal na suñuy bàkkaar lépp lu ñu ëmb ci bàkkaar ñu nag suñuy njaboot ak suñuy wayjur ak suñuy dëkkaale yàlla ñoo ngi lay ñaan ci baaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na nga ñu ko jéggal ndax xettaliku nekkul fenn fudul ci yow leer nekkul fenn fudul ci yow jub nekkul fenn fudul ci yow
kon ñoo ngi ñëw di sukk di gàppar njiko ci sa kanam di la ñaan yàlla ci mbaax ak si yërmande ci dara ji yonent bu màgg boobu nga jéggal nu bàkkaar yu ñu làmboo yépp ci barke way wi nga xam ne ñoo ngi ko way jëmale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. donc lii mooy texte bi lii nag texte en français bi ñu bind la en français dañ ciy ñëw rek kéemtalaay luñ ci yàlla defal ngir ñu mën ko joxe wayal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon ñu wax bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla buur bi nga xam ne moo amal li fi am moo ñu bind te ba mu ñu bind wax nañ ko tàgguwul kenn ndax ku ñu tàggu new fi ba mu ñu bind diisawul ak kenn ndax bindul kenn ku muy diisoo yàlla wéetoon ci kattan wéet ci mbaax wéet ci xereñ wéet ci nu mu nekki buur moom yàlla mu nekkoon ndàmb waxoon nañ ko mu nekkoon trésor mu bëggoon mbindeef yi xam ko ngir jëriñu ci moom nekk bi mu nekku trésor mu jël ci leeram bind ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon ci turu buur mu màgg boobu di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni moom la yàlla feeñal ci leeram jël ci leeram bind ci mbindeef yépp ñoo ngi tàmbali ak mbind wala waxtaan boo xam ni ñoo ngi koy wéeru ci moom ci suñu borom ngir mën koo def. téere bi nag ñoo ngi ko tuddee woon ca ba ñu koy bind le trésor de la splendeur maanaam ndàmbu xéewal yi te ndàmbu xéewal yooyu kenn kese la muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndàmbu xéewalu yàlla maanaam mooy ndàmb loo xam ni di trésor boo xam ni moom la yàlla ëmbal lépp loo xam ni xéewal la te mu jagleel ko te mu yéene ko jaam yi lépp loo xam ni xéewal la lépp loo xam ni tedd ngale lépp loo xam ni wërsëg la lépp loo xam ni leer la loo xam ni suñu borom yéene na ko mbindee fii daf ko def muy trésor te trésor boobu mooy kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. lépp lu nit di sàkku ci digganteem ak boromam moo xam ci wàllu àdduna la wala ci wàllu yàlla lépp lu mu ci mënti nekk lépp te dana leer ci way wi trésor la boo xam ne suñu borom mu ngi ko dëxëñ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. trésor la woon ca ba nga xamee ni leer kese la trésor la ci ba mu feeñee ni ko jëmm te trésor la ci njëlbeen nga ba ci mujjug àdduna ndax moo tax dund gi mën a nekk bu dul moom ko li ñuy def nii sax di ko wax ngeen koy dégg du mën a nekk ndax lépp ci leeram la ko suñu borom tëbb. moo tax ñu tuddee ko le trésor de la splendeur wala ndàmbu xéewal yi nga xam ne suñu borom jagleel na ko jaam yi. ñu tàmbali nag ci introduction bi di wax ni louange à Allah qui prononce systématiquement un décret immuable et qui assigne distinctivement un destin à toute chose, qui décide et exécute ses décisions, qui reçoit satisfaction et accorde sa satisfaction, qui est trop saint dans sa magnificence et sa majesté pour être contrepartie de ce qu'il transcende, de même qu'il est trop transcendant pour être substance ou accident. Et que la prière dispensatrice de grâce soit sur celui, le prophète alayhi salatu wassalam, auquel il fut dit: peut-être ton Seigneur te fera-t-il des dons et tu seras ainsi satisfait. De sorte qu'il fut distingué de celui de Moïse qui disait: je m'empresse vers toi, ô Seigneur, pour que tu sois satisfait. Que cette prière soit permanente dans la langue de l'éternité et ne connaisse donc jamais de fin, et qu'elle s'étende aussi sur les membres de sa famille, les purs, et sur ses compagnons, les favorisés de la satisfaction divine, ainsi que sur ses frères, les autres prophètes, qui l'ont reconnu comme véridique depuis les stations agréées. Ce recueil de chants, composé en l'honneur de la créature la plus parfaite, la plus illustre, la plus digne, la plus honorée de son Seigneur, la plus dévouée au culte rendu à son Seigneur, la plus compatissante envers les créatures, la plus juste, la plus sincère, la plus humble, a une histoire. En effet, il m'est venu un soir
Pendant que je me livrais à mes dévotions en écoutant une causerie portant justement sur la vie de l'illustre créature, l'idée de composer un chant en hommage au prophète, alayhi salatu wassalam, sur qui le Seigneur des mondes, exalté soit-il, ainsi que sur ses anges, ont prié et nous recommande de prier à notre tour. Et comme saisi par une force indescriptible qui mobilisait autant pour moi tout mon esprit et tout mon cœur et les dirigeait vers une seule et unique destination, le prophète alayhi salatu wassalam, je me suis mis alors à rédiger les premiers vers de ce qui constitue ici ce recueil. Et durant tout le temps que dura la rédaction des poèmes, c'était comme si j'étais emporté. Tout mon environnement était rempli de l'image de l'élu, du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne lisais pas un livre sans voir à travers les mots et les images, l'image même du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque je voyais un homme de vertu, je me prenais d'émerveillement, non pour cet homme, mais pour le prophète alayhi salatu wassalam, en qui s'expriment toutes les vertus. Ce recueil répond aussi à une recommandation du Seigneur très haut, qui dit dans le noble Coran, certes, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui et accordez-lui le salut. Le prophète alayhi salatu wassalam de nous y inviter en disant aussi, ceux qui seront les plus proches de moi au jour dernier seront ceux qui auront le plus prié sur moi. Dès lors, prier pour le bien-aimé de Dieu, exalté soit-il, devient pour nous autres créatures, dont l'unique salut est d'accéder à la miséricorde, une voie incontournable à la déviation de laquelle toute l'existence humaine serait vouée à une perte certaine. J'avais par ailleurs, quant à moi, entretenu pendant longtemps ce rêve qui était de chanter la créature qu'aucune langue, aussi parfaite et aussi belle soit-elle, aussi noble et aussi puissante soit-elle, n'est capable de rendre compte, ne serait-ce qu'une partie de toute sa dimension. Je rends grâce ici à Dieu de m'avoir permis de réaliser ce rêve. Chaque chant, chaque vers, chaque mot, voire même chaque lettre de ce texte constitue pour moi un signe du don immense qu'il me fait. Donc voilà ce qu'on voulait dire au niveau de l'introduction du feeñal. Donc ci njëlbeenu introduction bi sant bi ñu sant suñu borom di buur bi nga xam ni moo amal lépp lu am suñu borom ci mbaaxam ak yërmande moo àtte amul loolu. di sant suñu borom moom mi nga xam ni lépp lu am mu àtte amam moom suñu borom moo ko jagleel dund goo xam ni loolu ca lay jaar. lépp loo boo xam ne suñu borom àtte ne ni dafay nekk ci nekk gi ci mbaaxam ak yërmandeem àtteel na ko dund goo xam ni loolu mu nekkal ci liy dund. donc lépp lu suñu borom bind rek am na jaar-jaar ba ko suñu borom defal mu war ca jaar. donc lépp lu bët di tegu ñu ngi gis te mu bokk ci mbindeef yi rek yàlla am na lu mu ko nattoo am na fu mu ko jaarale te ci loolu rek lay jaar. ñuy sant suñu borom bi nga xam ne nag moo def loolu. ñu sant suñu borom bi nga xam ni moo kawe goo xam ni dara mënul jot ci moom ba koy yëngal ci lenn. di ko sant moom mi nga xam ne lu am moo ko amal lu nekk moo ko nekkal. di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne nag suñu borom moo ko tànnal boppam ci mbaaxam ak yërmandeem defal ko xéewal defal ko teraanga yoo xam ni defal ko benn mbindeef mësu ko defal mbindeef te dootu ko defal benn mbindeef. di ñaanal njabootam ak way àndale ñu màgg yi nga xam ni nekkoon nañu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam am nag taxawaay bu fés taxawaay bu màgg ci lislaam te nag ñu am ñoomet cër boo xam ne yàlla jagleel na leen ko ci lislaam ndax bépp jullit boo xam ni yaa ngi jaamu yàlla rek lépp loo jaamu yàlla balaa ñu koy bindal way àndal ak yooyu lañ koy bindal moo tax kenn mënu leen dab ci wàllu lislaam ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ñoomet di yàlla yokk seen leer donc loolu la ni ñaan ci mbaaxu yàlla suñu borom di wane rek suñu jaar ak way wi ndax way wi bañ koy bind wax nañu ni dañu toogoon di jaamu yàlla nekk suñu ay wérdu yoo xam ne dañ ci doon nekk di faral di nekk ci mbaaxu yàlla atte ñu am waxtaan bu ñu dégg waxtaan yu jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam su mel ne jamono boobu rek
ci la yàlla atti bind bi si ñun ndax jamono boobu ci la ñu xiirtal ñu ne ñuy bind ci yonent bi jamono boobu yëpp nag gis suñu woon dara lépp loo xam ni ñoo ngi ko doon xool rek duñ ci gis lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ci bu ñu jàng téere sax suñu jàng téere même bu téere bi jëmee feneen sax duñu gis lu jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën naa ni loolu moo àtt si ñun bind téere bi ba bañ koy bind ba muy yegg ñam ci nag ndimbal yàlla ndax lépp lu ñu bind du woon loo xam ne suñu xam-xam la jóge ndax amul benn xam-xam bu ñuy bindee lenn waaye ci mbaaxu yàlla yi ak yërmandeem ak leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu dimbali ba way wi ñu mën ko tàmbali mën ko jeexal fi ñu ko waroon yemale ñu yemale ko fa ci mbaaxu borom ak leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo xam ni gëm nañu ni tàggaliku woon ak moom diir bi ñuy bind ndax lépp ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla di tëbb xel mi ñuy am sax di amul bind xel moom ñuy am yàlla dañu koy tëbbal ci xelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dul woon yonent bi kon xel moom su ñu ko am bay bind itte boobu ñu am ba di ko bind ci moom ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko tëbboo kon cofeel gi ñu am ci moomeen bay bind ci moom la ko suñu borom tëbboo kon mën nañu ni duñu tàggoowul ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir xam ne lépp ci leeru yonent bi la ko suñu borom di amale donc loolu moo jëmoon ci wàllu tarjumaan bi ci wàllu introduction bi nga xam ni defoon nañ ko léegi bunt bu njëkk bi nag ci way wi ñoo ngi ko tuddee ci wàllu tubaab l'épopée du trésor sublime de la lumière divine à la prophétie maanaam jaaru leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leer gu mag ji ca bawoo ci suñu leeru borom ba muy wàcc nag yàlla di ko yónni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc loolu mooy bunt bu njëkk bi nga xam ni way nañ ko ci moom waaye bunt bi aussi dafa am benn ñaan boo xam ni moom lañ ko laytaaye maanaam benn ñaan boo xam ni moom la ñu toxtal ci muy ubbi première partie bi ñaan boobu nag mooy lii ñu ngi wax au Seigneur toi en qui nous croyons, ô Seigneur, toi en qui nous implorons secours, fasse que ces vers, composés à l'honneur de cette créature exceptionnelle, me servent à moi et à tous ceux qui s'en approcheront de nuages protecteurs, le jour où le soleil sera descendu jusqu'à nos fronts. De lumière, le jour où les lumières qui guideront nos pas seront calculées en fonction de nos œuvres. De bonnes actions, le jour où nous n'aurons plus l'occasion d'en produire. De gourdes remplies d'eau, le jour où la soif déchirera nos gorges et fera couler de nos yeux des larmes de douleur. D'espace de salut, le jour où nous serons entassés comme des fourmis sans que nous n'ayons les moyens de nous détacher les uns des autres et de respirer. Amin ya rabbil alamin. Donc ñaan bi ñu ñaan fii ñoo ngi moo suñu borom di ko ñaan moom yàlla mi nga xam ne moo am kàttan lépp moom lépp yàlla mi nga xam ni moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar yàlla mi nga xam ni ci moom la ñuy wéeru bu ñu jaaxle ci moom la ñuy jëm bu ñu bëgg fu ñu sukkandiku ci moom la ñuy jëm ñoo ngi ñaan buur boobu nag yàlla nañu dimbali ba bayit yi nga xam ni bind nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di mbindeef boo xam ni kenn mënul natt dayoo ñu wax bayit yooyu ñoo ngi leen ñaan yow yàlla suñu borom bu ëllëgee ci bisu taxawaay bu màgg ba nga xam ni mooy bisu taxawaay bu metti ba yàlla ñoo ngi leen ñaan yàlla na bayit yooyu bokk ci li nga xam ni dañu xettali waaw xettali ñu waaye aussi xettali ñëpp ñoo xam ni du leen jàng bayit yi comme ni ñu jàngee yeneen bayit ñoo xam ni bind na leen ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbind moomu yàlla na nekk niir boo xam ni dañ leen dimbali ba nga xamee ni weer bi nga xam ne mooy indi mbugal di indi nattu yi di indi métit ci bisu taxawaay ba bu ñëwee du leen mën a gaañ ñu ni yàlla na nga def bayit yooyu ñu nekk leer goo xam ni bis ba nga xam ni dinañu jiital ñu dox di jëm ci suñu borom nga xam ne kenn ku nekk say jëf leer lay doon leer bi nga doon jëf muy jëf ju baax day nekk leer di la jiital bu dee amoon nga kéemtalaay jëf ju baax di nga am kéemtalaay leer yoo xam ni moo lay wan yoon wa nga jaar bu fekkee yow amoo ci leer bis boobu di nga nekk ci lëndante doo xam foo jëm ñu lay ñaan nag yàlla bayit yooyu yàlla na bokk ci leer yi nga xam ne ëllëg dañu dimbali bu ñuy dox jëm ci yow mu nekk loo xam ne dañu mën leeral bu ñu mën xam fu ñu jëm ñuy ñaan aussi bayit yooyu suñu borom yal na nekk jëf yu baax yal nañ ko compter yal nañ ko boole ci jëf yu baax nga xam ne ëllëg dinañ na ko boole ci suñu jëf
ndax bu ëllëgee ñu taxaw ca kanamu yàlla kenn dootul am occasion wala possibilité mu jëf beneen jëf ndax lépp loo def loolu fii ci àdduna rek réer na la dootul ko mën def ëllëg bu ñu demee suñu kanam borom. ñu ñaan nag bayt yi ñu bind ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nañ ko kolteel ci jëf yu baax yoo xam ne ëllëgee dina mën xettali ci taxawaay bu metti boobu. ñu ne ñaan aussi yow yàlla suñu borom yow mi nga xam ne yaa amal lépp yow rek lañu yaakaar ci barke yonent bi bayt yooyu yal na doon guttu ndox boo xam ne bu ëllëgee nga xam ni ñëpp dañuy wax ni bis boobu bis bu metti la nit ñi daañu nekk ci mar boo xam ne kenn du gis ndox moo naan waaye yow yàlla bayt yooyu yal na doon ci ñun guttu ndox boo nga xam ne dinañ ci mën a nàndal ci suñu njaboot ak lépp lu tax si ñun ñu leen ñaanit yàlla suñu borom bayt yooyu yal na doon bërëb boo xam ni bërëb bu muccukaay lay doon ci jamono bi nga xam ni kenn ku ne yaa ngi wut fu muccee kenn ku nekk yaa ngi nekk ci njaaxle amul fu ñu jëm ndax place ba xat ga mu xat nit ñi jaxasoo bu ñu jaxasoo ndax métit bi ñu nekk woon ak tiit yàlla ci boobaa bayit yii ñu bind yàlla na nga ko boole ci bayit yi nga xam ne dinañu xettee jaam ba ñu mën mucc ci mbugal googu yow yàlla ñoo la koy ñaan yàlla na nga ñu ko defal jaay nabil Mustafa alayhi salaatu wasalaam barki gàmm gi ñu jëm donc loolu mooy ñaan bi nga xam ni moom la ñu laytaayee première partie bi ñu bind ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon téere bi dañ ci jublu ci chapitre bu njëkk bi nag ñu tuddee ko le chapitre premier le prophète de la lumière divine au tabernacle choisi maanaam yonent bi ci leeru suñu borom ba muy yegg si nag ci ndàmb bi nga xam ni moom la ko suñu borom tànnal nag nga xam ni mooy le tabernacle choisi donc mooy première partie bi loolu nag ñu ubbee ko aussi wax ji nga xam ni hadith bi nga xam ni indi nañ ko te Jaabir ibn Abdallah wax ko ñu ni Jaabir ibn Abdallah saaba la woon ci saaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mës laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wax ji mu ne ko ô prophète de Dieu apprends-moi la première chose que Dieu a créée maanaam yow suñu sang bu tedd bi xamal ma lan la yàlla suñu borom njëkk bind yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ni yonent bi alayhi salaam daf ko tontu ni ko Dieu a créé la lumière de ton prophète avant toute autre chose et qu'il n'y avait en ce moment ni tablette, ni plume, ni paradis, ni enfer, ni ange, ni ciel, ni terre, ni soleil, ni lune, ni djinn, ni homme. Quand il a voulu créer la création, il partagea la dite lumière en 4 parts. Donc fii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko tontu ni ko sa borom sama leer man bi sa leeru yonent bi la njëkk bind avant muy bind lenn te boobu fekk na lawhul mahfuz amul boobu xalima ba amul boobu aljana amul boobu safara amul boobu malaaka amul boobu asamaan amul suuf amul jant bi amul weer wi amul jinne amul nit amul ba nga xamee nag suñu borom bëgg na nag amal création yi ba amal mbindeef yi mu jël nag ci leer googu nag xaaj ko ñeenti xaaj bu nekk ak la ma ci def boo demee ci téere yi dinañ la wax xaaj bu nekk ak la ci suñu borom génne te ci xaaj yooyu la mbindeef yëpp génne donc ñëpp ñu ngi askanoo ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam te dana feeñ ci way wi nga xam ni ñoo ngi ko jagleel moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc buntu bu njëkk bi muy qu'on appelle veillée première veillée nag ñoo ngi ko abbee ci cosaanu wolof waaw ci veillée ndax ñun temps njëkk yi guddi bu masaan jot ci la mag ñi daan waxtaan ak gone yi maanaam di leen defal waxtaan ci wàllu adduna donc moo tax ñu jël moo boobu fii ci tubaab bi signifié veillée moo tax ñu tuddee ko veillée waxtaan boo xam dina ko siq ndax it day néew gàmm ndax gàmm aussi guddi lañ koy amal waykat yi ànd ak nit ñi ñuy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxtaankat yi di waxtaan ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu jël symbole boobu ñu leen tuddee ko veillée donc la première veillée nag bi ñu amal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi ko tuddee le prophète reflet de la lumière divine maanaam bu ñu doon jéem a teg ci wolof dañuy wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy feeñuwaayu leeru yàlla alayhi salaatu wasalaam maanaam yonent bi yàlla feeñal na ko ci leeram donc mooy bunt bu njëkk bi ñu wax na ci bunt bu njëkk bi ô Seigneur maître des univers
Ô Seigneur le clément, le miséricordieux, le chef suprême, accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime de la création, le seul et unique trésor à qui tu as fait l'honneur de créer de ta propre lumière, lumière dans laquelle tu te contemples, ô Seigneur. Et de cette lumière, tu as tiré la lumière de toute la création. Oh, quel honneur tu accordes à notre Maître, Ya Allah. Donc ci buntu bu njëkk bi fii ñoo ngi woo yàlla suñu borom buur bu màgg bi ci borom tur yu kawe yi ak melokaan yu yëkkatiku yi ñoo ngi koy woo buur bu tedd boobu di ko ñaan mu jullil ñu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli gu ànd sëlmal ñu ci yonent bi julli ak sëlmal goo xam ne dafay sax daayiman abadan ci ndàmb bu màgg bi ci ndàmb bu màgg boobu moom la ñuy wax le trésor sublime ndàmb bu màgg bi nga xam ni wax nañ ko sànq ci moom la yàlla ëmb lépp loo xam ni jagleel na ko bindee fii ci ba mu bëggee bind ngir yéeni bindee fii yiw ci la bind li mu bind yi bindee fii mën jot ci yiw googu nag suñu borom jagleel bindee fi yëpp ñu ko ëmb ci yonent bi alayhi salaam muy jëmmi yiw googu nga xam ne suñu borom yéene na ko nit ñi bindaa foo ni moo tax ñu ni ndàmb bu mag bi nga xam ni moom la yàlla defal teranga boo xam ni suñu borom moom la ko defal te doo defal ko beneen mbindeef ci àdduna te teranga boobu mooy yàlla dafa jël ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jël ci leeru boppam moom suñu borom bind ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy teranga boo xam ne nag kenn mësula gis teranga bu toll noonu yàlla mësu ko defal mbindeef te doofu la ko beneen mbindeef ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi rek mooy mbindeef bi nga xam ni yàlla jël na ci leeru boppam bind ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeneen mbindeef yi nga xam ne suñu borom amal na leen dafa jël ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam dogam leen amal mais jëlu ci leeram directement bind ci mbindeef yooyu te yonent bi wax na ko ci beneen bërëb yonent bi nee na dafa wax ci beneen bërëb ni ana min nuurillahi wal muminina min nii maanaam man ma jóge ci leeru yàlla waaye yéen mbindeef yi yéen ñëpp nag ci man sama leer ngeen jóge mooy teranga bu mag boo xam ne suñu borom defal na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñun ñu ñëw fii di sant suñu borom di sant ak ngërëm ñeel na yàlla buur bi nga xam ni moo defal teranga bu mag bii ak xéewalam bu mag bii soppeem ba di sallallahu alayhi wa sallam ñu koy sante suñu borom ba mu defalee xéewal boobu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xéewalu yàlla mooy xéewal bi nga xam ni moom la ñu yàlla dig muy xéewal bu nga xam ne moom la ñu yàlla defal muy suñu teranga ñun ñu teranga yonent bi la waaye aussi ñun di suñu teranga ndax bu dul woon yonent bi kon li ñu jot ci teranga boobu kon loolu nañu bëggoon feeñal ci buntu bu njëkk bi rek ci buntu woy bi nga xam ne ñoo ngi ko tuddee le prophète le reflet de la lumière divine maanaam yàlla ci mbaaxam dafa jël ci leeram yu mag yi bind ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël lépp ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind ci mbindeef lépp lu mu amal rek ak loolu mu nekk rek loolu yàlla dafa jël ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bind ko ci donc yonent bi mooy cosaanu mbindeef yi te loolu dana leeraat ci bunt bi ci topp buntu ñaareel bi mooy deuxième veillée bi ñoo ngi ko tuddee le prophète la source de la création maanaam yonent bi mooy balluwaayu nekkteef yi maanaam lépp loo xam ne nekk na rek ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu jógee comme ni ñu ko waxee woon léegi te mooy la yonent bi waxoon rek te ñu baam ko waat ko mooy ana min nuurillahi wal muminina min nii maanaam je proviens de la lumière de Dieu toutes les autres créatures proviennent de moi mais mbindeef yëpp ñu ngi jóge ci man ci bunt bi ñuy wax ne ô Seigneur toi le saint qui ne connais aucune erreur toi la source de toute paix et gardien de la foi accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime lumière parfaite émanant de ta lumière et qui des océans sublimes où par l'effet de ta toute puissance elle a séjourné s'est déversé imbu de toutes tes faveurs sur l'ensemble de la création, ô Seigneur. Ne se sont-elles pas libérées d'abord de ses flancs bénis les lumières de la plume, de la table et du trône? Ensuite, par la force de ton décret dont nul ne peut percer le mystère, celle des porteurs du trône, du piédestal, du restant des anges, des cieux, des terres, celle du paradis, de l'enfer et des croyants, aussi est-il plus vieux que l'ensemble de la création.
parce qu'étant le premier à goûter aux saveurs délicieuses de la création. Donc ci buntu bu njëkk buntu ñaareel bi fii ñuy wax ni di ñaan suñu borom buur bi nga xam ne mooy buur bi màgg borom tur yu kaw yi ak melokaan yu yëkkatiku yi suñu borom mi nga xam ni mooy gardien de la foi mooy ki nga xam ne mooy sàmm ngëm bu nekk ci nit ba nit mën yëg ni am na ngëm fekk na suñu borom rabbul izzati wal jabarut moo ko sàmmal ngëm googu ba ngëm googu mën nekk ci moom suñu borom mi nga xam ni mooy source de la paix maanaam suñu borom mooy jàmm ndax ci turé mi sax salaam da ci bokk muy jàmm képp ku am jàmm suñu borom moo la jox jàmm te mooy sàmm ni ñaan suñu buur bu màgg boobu suñu borom boobu mu julli lu ànd ak sëlmal julli ak sëlmal gu dul dakk mukk ci kan ci ndàmb gu mag gi te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ndàmb boobu nag mooy leer bi nga xam ni mooy leer gu mat gi leer gu mat bi nga xam ni suñu borom bi ko tëbbee ci leeram bu màgg bi nga xam ni mooy suñu leeru borom te ci leer googu nga xam ni suñu borom bind na ko da koo jël nag tabbal ko ci ay géej yu màgg yoo xam ni ci la suñu borom dugal leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk fa di sabbal suñu borom di sabbal suñu borom di sabbal suñu borom ba mu génn ci géej googu yàlla ëmbal ko ay teraanga yoo xam ni mbindeef dootu ko gàtt ay teraanga yoo xam ni suñu borom mosu ko jagleel benn mbindeef te dootu ko jagleel benn mbindeef mu jagleel ko nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw ba nga xam ne nag dugal na ko ci géej yooyu suñu yonent bi leeram nekk fa di sabbal suñu borom ba mu génne mu defal ko teraanga yi nga xam ne nag teraanga yooyu yëpp kaw ni bi li feeñ ak li nëbbu li ñu xam ak lu xamul njabootu kaw ak njabootu suuf ñëpp teraanga boobu ñu ngi ci tëbb te lañ cay am di ci tëbb lu kenn mënta tudd la ci xéewal ak teraanga yoo xam ne yëpp suñu borom ba mu ko defalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca boobu la ba nga xamee ne làq na ko ci géejam yu màgg yooyu moo tax ñu ni wax ni ne se sont-elles pas libérées d'abord de ces flancs bénis les lumières de la pluie maanaam feeñ nañu ci leeram bu màgg googu leeru xalima ba nga xam ne moo leen bindam ak leeru lawhul mahfuz bi nga xam ne fa la yàlla tënk lépp loo xam ne amal na ko ci kaw ni bi et du trône maanaam gàngunaayu suñu borom donc gàngunaay ba ñoo ngi ko feeñalee aussi ci leer boobu ñu ne ensuite par la force de ton décret dont nul ne peut percer le mystère celle des porteurs du trône maanaam malaaka yi nga xam ni gàddu woon nañu gàngunaay boobu ak piédestal ba ci boppam nga xam ni mooy pilier yi nga xam ni téewoon nañu gàngunaay boobu ak ñi nga xam ne ñoo desoon ci malaaka yi ñoo mel ni feeñal leen ci leer boobu waaye feeñal asamaan yi ci leer boobu waaye aussi feeñal suuf yi ci leer boobu waaye aussi feeñal àjjana ci leer boobu waaye aussi feeñal safara ci leer boobu ak way ngëm yi ñoom it ñu feeñal leen ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo mag ñëpp ndax moo jiitu bépp nekkteef bépp mbindeef yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo li jiitu waaye yemul rek ci jiitu la waaye ci moom leer bi di jël bind la ñëw kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku màgg la moo njëkk xéewalu ci xéewalu nekk ci xéewalu bokk ci nekk mbindeef yàlla yonent bi alayhi salaam xéewal googu yonent bi moo ci njëkk guti te moom mooy jëmmi xéewal googu sax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñu koy sant suñu borom moom mi ngi defal teranga wu jox na yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy teranga bu mag bi ci buntu ñetteel bi moom la ñuy wax veillée troisième veillée ñu tuddee ko le prophète la niche des secrets maanaam prophète bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndàmbu mbóotu yàlla yi bépp mbóot boo xam ne rek jaam mbindeef war na ko jot yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo làqu mbóot yooyu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndàmbu mu c'est la niche des secrets lépp loo xam ne secret la mbóot la rek mi ngi dëxañu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu wax fii ni ô Seigneur, toi qui protèges toutes choses de toutes choses, toi le puissant qui confère puissance, toi le contraignant, l'irrésistible, accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime, lumière parfaite émanant de ta lumière pure, et à qui tu as fait l'honneur de faire accéder en premier aux océans de tes sublimes secrets, et qui en est ressorti après des milliers d'années d'adoration et de sublimation à la recherche de ta face auréolée
de tes faveurs sublimes dont nul autre que lui ne se réclamera. Notre maître, le fils d'Ousmane, qu'il en soit largement rétribué, les énumère en ces termes, dans son magistral Khilaf al-Zahab, où l'or pur sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, de la puissance, de la grandeur, de la faveur, de la miséricorde, du bonheur pour tous les soumis, de la noblesse, du rang, de la guidance, de la prophétie, de l'élévation, de l'adoration et de l'intercession. Quelle grâce au Seigneur. Donc buntu bu njëkk bi ñu ngi woo suñu borom di buur bu màgg bi borom tuy kaw yi ak melokaan yu yëkkatiku yi di ko ñaan mu jullil nu ànd ak sëlmal jullu gu ànd ak sëlmal guddul dakk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndamb lu mag li nga xam ni mooy leer gi nga xam ni yàlla suñu borom moo ko yaa ko defal teranga te teranga bi nga ko defal mooy yow yaa ko tàbbal ci sa géeju secret yi ci sa géeju mbóot yi nga xam ni yaa ko fa dugal ba mu nuur ci jeexal ci tàkk ba lépp loo xam ni mbóot la woon nekk ci géej googu rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan na ko ba mu jeex tàkk ba lenn def ci géej ci mbóot lépp nga jagleen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba nga xamee ni tàbbal nga ko ci géej googu di géeju mbóot yi mu nekk fa ay at di jaamu yàlla di sargal suñu borom di màggal suñu borom mu génn nga defal ko ay teranga yoo xam ni moom la ñu waxul léegi di ay teranga yu màgg yoo xam ni benn bu ci nekk rek kenn xamul kàttanam kenn xamul doole gu mu am. ñu ni nag boo demee ci téere suñu maam bu tedd bi di maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu indi na ko ci xilaasu zaabam bu màgg bi nga xam ni tey moom la adduna bi di gàmmoo tey foo dem ci Sénégal bëri na tey foo dem ci Tivaouane wala ci yeneen goxu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi gàmm te bu ñu gàmm dañuy gàmmoo xilaas muy téere boo xam ni yéeme na yéem boo xam ni ku yàlla dimbali di nga yëg xéwalu bi nga xam ni moom la xilaasu zaab nekk ci tool boo demee nag ci téere bu màgg boobu da ngay gis yi nga xam ni moom la suñu borom defal yonent bi alayhi salaatu wa salaam te waxoon nañ ko léegi mooy ce qu'on appelle de la puissance mooy kattan ak li nga xam ne mooy grandeur te mooy màgg ya suñu borom defal ko yonent bi defal ko aussi jagle yi nga xam ne moo ànd ak loolu defal ko aussi miséricorde maanaam muy yërmande mu tëbb ci ba nga xam ni yonent bi moo ëpp ñëpp yërmande defal ko aussi bànneex muy le bonheur pour tous les soumis mooy bànneex boo xam ni dañ ko jagleel képp koo xam ni gëm nga yàlla képp koo xam ni yaa ngi gëm yàlla bànneex boobu ngay dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la ko tëbb mu defal ko aussi teddange goo xam ne aussi defal na ko képp ku am teddange yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la ko tëbb moo gën tedd ñëpp defal ko aussi rang lu ñuy wax kawe képp koo xam ne am nga kawe rek ñoo ngi la ko tëbb ci yonent bi moo gën kawe ñëpp yàlla defal ko aussi guidance mooy jubale ya képp koo xam ni yaa ngi jubale ci nekk tegu ci yoonu njub rek ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga ko tëbbale yonent bi moo gën jub ñëpp ak lu ñuy wax la prophétie maanaam nubuwa boobu aussi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko rango ba mu fees del ak lu ñuy wax aussi élévation maanaam yëkkatiku yi nga xam ne kenn mënu képp koo xam ne am nga yëkkati ñoo ngi ko tëbbal ci yonent bi alayhi moo gën yëkkatiku dara bi ñëpp moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak adoration mooy jaamu yi nga xam ni moo yell ci àqu yàlla jaamu yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko fekk ba képp ko nekk ci wàllu jaamu googu rek yëgal ni ba nga koy nekk ñoo la ko tëbbal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dëgg-dëgg sax moo mën jaamu yàlla ak li ñuy wax aussi géeju rambu ya donc muy ay géej yoo xam ni muy géeju kàttan di géeju màgg ya di géeju jagle ya di géeju yërmande ya di géeju bànneex yi nga xam ne moom lañ jagleel way gëm ñi di géeju teddanga ya di géeju kawe ya di géeju jubale yi nga xam ne ñoom dañuy jubalee jaam yi jëm ci yoonu yàlla ak géeju nubuwa ya ak géeju yëkkati ko yi nga xam ne mooy yóbbu nit ci yëg ci kawe yu gën ja kawe ak géeju jaamu yi nga xam ni moom mooy yell ci àqu yàlla jaamu yi nga xam ne moom la jaam war jaamu suñu borom xam ak jëfandikoo ci wàllu jaamu yooyu ak géeju ramb yi nga xam ni loolu lépp def suñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaar na ci suñu kàttanu borom yàlla defal ko nag teraanga yi yëpp mooy teraanga yi nga xam ne yàlla waajal na ko balaa mu koy wàccee fii ci àllam bi ñu nekk donc yonent bi alayhi salaatu wasalaam làmboo na lépp loo xam ne kàttan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam làmboo na lépp loo xam ne màgg la yonent bi làmboo na lépp loo xam ne jagle la suñu borom war ko jagleel mbindeef
yonent bi alayhi salaatu làmboo na lépp loo xam ne yërmande la boo xam ni suñu borom bi koy yërëm jaam yi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam làmboo na bànneex moom ci boppam jëmmam bànneex la lépp lu tax ci moom bànneex la moo tax way gëm ñi jamono bu nekk ñuy nekk ci bànneex ndax seen xol dañu tëbb ci bànneex boobu ba jaamu yàlla boobu jaamu yàlla lu mën ci def rek nga ci yëg bànneex ndax jaamu yàlla boo dul yëg bànneex rek loolu dootul nekk ci jaamu yàlla bët bu ñu mën def rek dañ ci war a yëg bànneex boobu nag mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yonent bi alayhi salaatu rangoo na tedd nga ya lépp loo xam ne tedd nga leen jaam war koo rangoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam rangoo na ko lépp loo xam ne kawe la jaam war ko am yonent bi alayhi salaatu wasalaam lamboo na ko jubale yi nga xam ne mooy tax nit mën jub nekk ci yoonu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam rangoo na ko nubbuwa ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam rangoo na ko yëkkatiku yi nga xam ne mooy tax nit yëkkatiku ba kenn ba yëkkatiku boo xam di nga xam fu mu yem yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati na ko adoration bi mooy jaamu ga donc lépp loo xam ni wàllu jaamu la suñu borom rangoo na ko moo tax dëgg yonent bi rek moo mën jaamu yàlla dëgg aqiqatan yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam mooy jaamu yàlla intercession maanaam rambu ya donc ëllëg du ñu yaakaar ci kenn ramb ku dul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp kuy am ramb rek ñoo la koy tubbal ci ramb yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc lii moo jëmoon ci buntu ñaareel bi nga xam ni tuddee woon nañ ko yonent bi la niche des secrets maanaam ci mooy ndàmbu mbóot yi nga xam ne suñu borom jagle loolu na ko mbindee fi ci veille ñeenteel bi ñu wax nit yi ñu ko tuddee ko le prophète l'élu de Dieu maanaam le prophète ki nga xam ne yàlla moo ko tànn yonent bi tànnee fu suñu borom la ñuy wax fii ô Seigneur accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime lumière parfaite émanant de ta lumière pure celui à qui tu as fait l'ultime honneur de choisir comme ton élu ton soppe celui à qui tu t'adresses directement le dépositaire de ton amour et par ailleurs soubassement de toute ta création. Cet amour immense, tel le sang à l'intérieur du corps, irrigue l'ensemble de la création, n'épargnant rien ni personne. Les hommes en sont remplis, tout aussi que les animaux. Sinon, comment pourrons-nous comprendre l'attachement de l'enfant, du petit du chien, du lion, de la vache, du porc, du cheval et de tout autre animal à leur mère, ou encore l'attachement de l'animal à l'homme et vice-versa au Seigneur. Donc bunt bi ñoo ngi feeñal tànn gi nga xam ni suñu borom rabbul izzati wal jabarut tànn na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw ba nga xam ne ñoo ngi ñaan suñu borom ñi nga xam ni mooy borom kàttan bi mu jullil ñu ànd ak sëlmal julleeg sëlmal gu sax dàcc mu julli ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leer bu mat bi nga xam ne mi ngi bàyyeekoo mi ngi feeñee ci leeru suñu borom bu tedd bi ñu ni yàllaa ko defal teranga beneen teranga bi mu ko defal mooy tànn gi nga xam ne suñu borom tànn na ko def ko soppe loolu aussi mu nekkaat beneen teranga bu mag boo xam ni teranga du ko gën a màgg te mooy yàlla jël yonent bi alayhi salaatu wasallam def ko muy soppeem moo tax yonent bi mooy soppe yàlla mooy ki nga xam ni moo doon waxante ak suñu borom directement waaw loo xam ne dara doxal digganteem ak boromam waaw ndax lépp sax loo xam intermédiaire la sax du dox diggante yonent bi ak suñu borom loolu ñu ko tëbbee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla dafa jël ci leeram bind ci directement jënd ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc moom la ñuy wax fii celui à qui tu t'adresses directement waaw yàlla jël ci leen bind ci leeru yonent bi ñu waxati fii ñu ni aussi yonent bi mooy ndàmb bi nga xam ni aussi ci moom la yàlla def yërmande ba mu festeel ci yërmande boobu aussi moo téye kawli bi yërmande boobu ci la ñu tabax lépp loo xam ne suñu borom tabax na ko ci wàllu kawli bi lépp loo gis mu taxaw ci wàllu kawli bi rek ñoo ngi ko tabaxee ci yërmande boobu nga xam ni yàlla jox na ko yonent bi alayhi salaatu wa ñu ni cet amour immense tel le sang à l'intérieur du corps irrigue l'ensemble de la création n'épargnant rien ni personne maanaam yërmande googu xam ne yërmande gu màbb la yërmande nga xam ne dafay bëgg dafay mel na soo koy misaal nit deret nekkee ci biir yaram di taw ba fépp ci biir yaram deret boobu dañ fa dugg noonu la yërmande yonent bi alayhi salaatu wasallam mel ci création bi yëpp ci kaw ni bi yëpp maanaam moom benn bërëb boo xam ci bërëbu yàlla yi boo xam ne nekk na lu dul ni yërmande boobu yàlla jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam daw na fa dugg na fa te it yërmande boobu sax moo tax loolu nekk bu dul woon yërmande boobu kon loolu dafa taxaw sax ba di fa nekk
ñu ne nag nit yi seen wàllu bopp jël nañ ci lañ ciy jël ba fees ci dell. ñu ne bàyyi ma yi ñoom it jël nañ ci lañ ciy jël ñoom it ba fees ci dell. looloo tax sax nga mën seetlu boo seetloo ci wàllu créature bi ci wàllu nekk nit nekk yi mbindi fi nekk daa ko seetlu ndax daa gis doom moo xam doomu nit la wala doomu xar la wala doomu fas la wala doomu gaynde la gis doom yooyu nekk di dox di jëm ci seen ay waajur am na lu leen di xëcc di leen jëmale am na benn mbëggeel boo xam ne dox na seen diggante ak seen waajur ba xale bu ci nekk boo ko tegee teg waajuram boo tegoon téeméeri waajur aussi dana xam fu waajuram nekk mu jubali ci waajuram boobu moo xam nit ki la moo xam xar bi la moo xam bëy bi la moo xam nag bi la moo xam leneen bu mu mën ci doon ci mbindaafoon yi boo leen tegee rek seen dañu am relation boo xam ne relation bu mystique la te loolu rek leneen la moo koy waral muy mbëggeel gi nga xam ni feeñ na ci ñoom tamit te yonent bi alayhi salaam tëbb leen ko tëbb mbëggeel boobu nag moo dox ci diggante doom yi ak waajur yi moo dox ci diggante aussi nga gis benn bàyyi ma mu jublu nit bëgg ko di ko topp di ko gis aussi nit jublu bàyyi ma boobu aussi donc ba doo mën a comprendre sax lu tax loolu am seen diggante loolu lépp nag boo ko gisee mbëggeel la boo xam ne ñu ngi ko tëbb ci mbëggeel bi nga xam ne suñu borom defal na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci buntu bi ci topp ñu tuddee ko 5e bunt bi mooy ñu tuddee ko le prophète l'ultime messager maanaam prophète bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki yàlla mujj yónni moom alayhi salaatu wasalaam moo njëkk waaye aussi moom la yàlla mujj yónni ci yonent yi waaye moo njëkk ci ñoom ndax ci moom la ñuy bindee yonent yi te dana lay rak ci way bi ñu ni au Seigneur accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime lumière parfaite émanant de ta lumière à qui tu as confié ton seul et unique message pour l'ultime salut de ta création. Le seul et unique message que tous les prophètes aient envoyé, qui en étaient dépositaires, ne le délivrait par l'effet de ta toute-puissance qu'avec son assistance, bien que n'ayant pas encore été envoyé. Sa voix a fait écho à celle des 124 000 et son souffle s'est déposé dans chaque ligne des 104 descendus. Quel honneur au Seigneur. Fii ñu ngi wane ginnaaw ba ñu sante suñu borom ñaan ko ci mbaaxam ak yërmande mu jullil ñu ci sëlmal ñu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli sëlmal goo xam ne amul fu mu yem mu jagleel ko yonent bi nga xam ni mooy leer bu mat bi feeñee ci suñu leeru borom ki nga xam ne nag moom la suñu borom tànn jagleel ko message am maanaam jagleel ko li nga xam ni moom la jagleel mbindeef yi moom la jagleel jaam yi yonent bi yàlla suñu borom moo ci wóolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénk ko te kooku benn message kese la mu tànn ki ko soob ci jaamam yi mu dénk ko te mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te benn message boobu dong moo nekk te yonent yi nga xam ne yàlla yónni na leen dénk leen message boobu ñoom ñëpp benn message boobu la ñu yoroon benn kàddu boobu la ñu yoroon doon ko yóbbu ci seen i ñoom doon ko yóbbu ci seen askan di ko tas di leen ko nekk message boobu benn message bi rek la mooy message bi suñu borom dénk yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ñoom yonent yooyu nga xam ne ci toll nañ ci limu 124 000 donc prophète lim boobu ñu toll di ci yonent ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ba nga daan dem ci ñun sa ñoñ di wax ak ñoom yaa ngi yoroon kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi moo nekkaale woon ak yow yonent bi moo doon leeru kàddu ga nga yoroon di ko jëfandikoo ak say ñoñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon leeru xam-xam ba nga gàddu woon di ko tasaare ci sa ñoñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon leeru xereñ bi nga xam ni ñoom amoon nañ ko ngir mën jàllale kàddu boobu mu yegg ci seen ñoom leer boobu doon amal loolu yëpp yonent bi la alayhi salaatu wasalaam ñu ne aussi et son souffle s'est déposé dans chaque ligne des 104 descendus maanaam téere yi nga xam ni wax nañu toll na ci limu téeméer ak ñeenti téere yooyu yëpp benn araf boo ci jël dafay day mi ngi feeñu ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam son souffle s'est déposé dans chaque ligne maanaam ligne bu nekk kàddu bu nekk mi ngi doon dox ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam donc amul lenn loo xam ne jiitu na yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul lenn loo xam ne jëm ci téere yooyu ak ci yonent yooyu nga xam ni du dox na ci ginnaaw yonent bi wala lu yonent bi uute lépp loo xam ne mi ngi doon dox ci jamono boobu ci wàllu yonent yi wala lépp loo xam ne mi ngi doon wax ci jëm ci wàllu téere yi
mi ngi doon dox ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam. donc loolu moo jëmal ci wàllu buntu boobu. buntu ba ca topp ñu tuddee ko 6e veillée ñu tuddee le prophète prince de la création maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ngën ci mbindeef. donc fii le prince de la création mën na firi rek firi bi yomb mooy yonent bi mooy gën ji mbindeef looloo tax mu nekk le prince de la création. ñu wax fi ô Seigneur, accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime, lumière parfaite émanant de ta lumière, à qui tu as fait l'honneur de choisir comme le prince de ta création, devant présider à la destinée de tous les êtres créés en son honneur, qu'ils soient des anges, des hommes, des animaux que de la nature. Et dans ton royaume immense, nul ne peut accéder à toi, ô exalté sois-tu, sans passer par lui. Aussi fait-il l'objet de célébration dans les cieux comme sur toute l'étendue de la terre. Les habitants du paradis le célèbrent sous le nom d'Abdul Karim, les habitants de l'enfer sous le nom d'Abdul Jabbar, ceux de Arsh sous le nom d'Abdul Majid, les anges sous le nom d'Abdul Aziz, les prophètes sous le nom d'Abdul Wahhab, les djinns sous le nom d'Abdul Rahim, les pierres sous le nom d'Abdul Khaliq, les lions et les hyènes sous le nom d'Abdul Razak, les poissons sous le nom d'Abdul Qudus, les moutons et les chèvres sous le nom d'Abdul Moumin, la mer sous le nom d'Abdul Muhayminu, la savane sous le nom d'Abdul Khadri, les pigeons sous le nom d'Abdul Kahar. Dans l'Injil, on l'appelle Taba Taba. Dans le Zabour, on l'appelle Faba Fada. Dans les feuilles d'Abraham, Faba Faba. Chez les humains, Muhammadou Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et toi, ô Seigneur, tu l'appelles Taha ou encore Yassine. Quel honneur, ô Seigneur. ci bunt bi nag ñoo ngi feeñal ñoo ngi jéem a wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee bindee fi di gën nekk sangu mbindee fi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw ba nga xamee ni comme ni ñu ko defee ci bunt yële rek ñoo ngi ñaan suñu borom di gàppar ndiku di ko ñaan moom mi nga xam ne moo xam yonentam bu tedd bi mu jullil ñu ci julli gu ànd ak sëlmal te muy julli gu ànd ak sëlmal gi dul dàkk mukk mu jëmale ko ci trésor maanaam ci ndàmb bu mag bi di leer gi nga xam ne leer bu mat la feeñee ci suñu leeru borom te yàlla defalaat ko beneen teranga encore teranga bi mooy yàlla moo ko tànn def ko muy gën ji mbindeef lépp loo xam ni suñu borom amal na ko rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy sangam waaye non seulement mooy seen sang ñoom mbindeef yi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy présider à la destinée de tous les êtres maanaam lépp loo xam ne mbindeef la nag nekk gi nga nekk yaa ngi koy nekkee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi koy nekkee ci moom maanaam si dund ñoo ngi ko tëbbee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk nga ngay nekkee ci kër bi yaa ngi koy nekkee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbindeef yëpp lépp lu yàlla amal ñu ngi nekk ci leeru yonent bi comme ni jën nekkee ci biir géej ni jën nekkee ci biir géej ba ëmb ci biir géej ba réer ci biir géej boobu noonu la mbindeef yi ñoom nekkee ci biir leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam leer boobu di leen tëbb ci kenn ku nekk ak lay sa jagle kenn ku nekk ak la ngay dox jëm ci kenn ku nekk ak liy si itti rek loolu ngay ittiwoo wala muy sa jagle wala nga dox sa jëm rek ñu ngi la ko tëbbee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom nga xam ne moom la yàlla bindeef yëpp defal ko moom muy terangaam loolu malaaka yi génnuñu ci loolu nit ñi seen wàllu bopp génnuñu ci loolu bàyyi may génnuñu ci loolu nature bi di àll bi gàncax bi génnuñu ci ñu ne et dans ton royaume immense nul ne peut accéder à toi ô exalté sois-tu sans passer par lui amul benn mbindeef boo xam ne ci mbindeef bi yàlla amal boo xam ne bëgg na yegg ci suñu borom te jaarul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent mooy buntu yàlla mooy ki nga xam ne yàlla bind jël lépp jaarale ko dénk ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xam yërmande moo xam teranga la lépp loo xam ne rek jaam bi soxla na ko ngir yegg ci boromam wala loolu dañ ko yeggal ci boromam rek loolu ñu ngi koy amee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax képp ko yonent bi madd buntu yàlla ci yow doo mën yegg ci yàlla képp ko yonent bi tëj buntam ci wàllu yàlla doo yegg ci yàlla doo nekk sax bay yegg ci yàlla moo tax ñu ni dans ton royaume immense nul ne peut accéder à toi ô exalté sois-tu sans passer par lui
Aussi fait-il l'objet de célébration dans les cieux comme sur toute l'étendue de la terre. looloo waral nag mbindeef yëpp sans exception ñu ngi wàññeeku ñoom it di màggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci teranga boobu nga xam ne suñu borom defal na ko. moo tax boo demee ci mbindeef bu nekk ak fa mu bokk mbindeef bu nekk ak la muy dox am na tur boo xam ni moom lay tuddee yonent bi di ko màggal yonent bi di wan cofeelam ci yonent bi di ko jaarale nag ci tur boobu. boo demee ci ñooñ àjjana ñu ngi bàkk yonent bi ci tur boo xam ne moom la ñuy wax Abdul Karim. boo demee ci ñooñ safara ñooñu ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bu ñuy wax Abdul Jabbar. boo demee ci waa Arsh ñoom ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bu ñuy wax Abdul Majid. boo demee ci malayka yi ñoom ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bu ñuy wax Abdul Aziz. boo demee ci yonent yi ñoom seen bopp ci diwaanu yonent yi ñoom seen bopp ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Wahab. boo demee ci jinne yi seen wàllu boobu kuréelu jinne yi ñoom ñu ngi bàkk yonent bi Abdul Rahim. boo demee ci doj yi ci kuréelu doj yi ñoom aussi ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Khaliq. boo demee ci gaynde yi ak till yi ñoom ñu ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Razak. boo demee ci jën yi ñoom seen kuréel ñu ngi bàkk yonent bi ci Abdul Qudus. boo demee ci xar yi ak bëy yi ñoom ñi ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Mumin. boo demee ci géej gi ci wàllu boppam géej gi mi ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Muhaymin. boo demee ci àll bi ci savane bi ñoom ñi ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Qadri. boo demee ci picc yi ñi nga xam ne ñooy naaw picc yi ñoom ñi ngi bàkk yonent bi ci tur bi ñuy wax Abdul Qahar. boo demee ci Injil ñoom ñu nga fay tuddee yonent bi taaba. boo demee ci Zabour ñu ngi fa tuddee yonent bi faasa. boo demee ci kàddu yi nga xam ne joxoon nañ ko suñu maam Ibrahima ci feuille yi nga xam ne joxoon nañ ko suñu maam Ibrahima ñoom fay wooyu yonent bi faaba. boo demee ci doomu aadama yi ci nit ñi ñoom ñi ngay wooyu yonent bi Muhammadu Rasulullah alayhi salaatu wasalaam. boo demee nag bu ñëwee ci yàlla suñu borom nag moom ma ngay woo yonent bi di ko woowee Taaha di ko woowee Yaasin. yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne da ko jox yonent bi pour feeñal cofeelam ci moom suñu borom nga xam ni moo sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon ñuy santaat yonent bi beneen sant boo xam ni di sant suñu borom beneen sant boo xam ne ndax terang bi ñu defal te terang bu màgg la mooy jox gi ñu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy terang yàlla. ñu ñëw ci buntu juróom-ñaareel bi ñu tuddee ko le prophète réceptacle de la connaissance. maanaam prophète bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndabu leer bi nga xam ne moo ëmb xam-xam yi lépp loo xam ne dinañ ko feeñal ci wax ji xam-xam la rek boo xam ne suñu borom jagleelu na ko bindee fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko fekk moo tax yonent bi ci boppam mooy jëmmi xam-xam. moo tax ñu wax fi ni ô Seigneur, accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime, lumière parfaite émanant de ta lumière, à qui tu as ouvert les sentiers de ta connaissance, de sorte qu'il ne trouve nulle part d'égal dans les régions de la foi et de la loi. Il te glorifie comme seul sait le faire, celui à qui on a insufflé les lumières, les secrets et la beauté de la glorification. Et nul ne peut se passer de cette glorification sans risquer de trahir le serment d'engagement auquel elles se sont toutes livrées, mais elles en premier. Donc buntu juróom-ñaareel bi ñoo ngi ci feeñal nekk gi yonent bi nekk alayhi salaatu wasalaam nekk ndam bu xam-xam maanaam ndam la bi nga xam ne moo ëmb xam-xam yi nga xam ne moom la suñu borom jagleel yonent bi. moo tax fii ginnaaw ba ñu sante suñu borom di ko ñaan mu jullil ñu julli gu ànd ak sëlmal te muy julli goo xam ne julli gu sax dàkk la daayiman abadan ci ndam bu mag bi di yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leer bu mat feeñee ci suñu leeru borom te mooy ki nga xam ni moom la yàlla ubbil yoon ñi nga xam ni moom la ko yàlla moom mooy yoon yu fàggu xam-xam yi yoon yi nga xam ne ñooy yoonu xam-xam yi nga xam ni moom la jaam yi moom la bindee fii moom la nekk te fii war a jot yoon yooyu moom la suñu borom ubbil yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw jaar sa yoon yooyu yëpp ba ñu jeex tàkk. moo tax amul ci wàllu bu dee ci wàllu ngëm la wala ci wàllu charia ci wàllu boppam lenn loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fenn foo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na fa morom bu dee wàllu ngëm la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo daan ngëm bu mu jeex tàkk moo tax kenn mënul dëkkale sa bopp ak yonent bi ci wàllu ngëm yàlla moom dong sax moo gëm yàlla.
bu dee wàllu topp sharia la maanaam topp loi yi nga xam ni moom la suñu borom teg pour nit mën si jaar yegg ci borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko peeg ba mu jeex yonent bi ci boppam muy jëmmi ngëm googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy jëmmi yoon yooyu nga xam ni moom la yàlla teg ngir mën si jaar moo tax ñu ni boo toppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek topp haqiqatan nag topp dëgg mooy gëm nga yàlla suñu borom boo toppee yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp dëgg-dëgg mooy jaar na ci yoon wi nga xam ni suñu borom nee na nga jaar ci ba doo paqasalu ba doo jaar ci benn kàmb moo tax ñu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy màggal suñu borom màggal goo xam ni di bàkk suñu borom bàkk goo xam ni di jaamu suñu borom jaamu goo xam ni benn bindeef mënu ko coroy benn bindeef mënul màggal yonent suñu borom màggal gi yonent bi alayhi salaatu màggal suñu borom ndax moom dong moo xam suñu borom moo xam aussi àq bi yàlla ci suñu borom moo ko fi jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko gën xam ñëpp moo tax du ci amul ci morom du ci fii du ci fenn amul fenn foo xam ne benn mbindeef boo xam ne rek yegg nga ci daraja jaamu yàlla boobu ak daraja topp suñu borom boobu nga xam ne yàlla nee na ñu topp ko moo tax ñoo il te glorifie comme seul sait le faire celui à qui on a insufflé les lumières les secrets et la beauté de la glorification ndax moom nu muy jaamoo yàlla nu muy bàkkee suñu borom kooku ki ko mën mooy ki nga xam ne yow suñu borom yaa ko jagleel leer yi nga xam ni mooy leeru jaamu yi ki nga xam ne yow suñu borom yaa ko jagleel mbóot yi nga xam ni moom la nit war làmboo ngir mën la jaamu mooy ki nga xam ne yow suñu borom yaa ko jagleel taar yi nga xam ni moom la jaam war làmboo ngir mën màggal ngir mën jaamu suñu borom te leer yooyu ak mbóot yooyu ak taar yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy jëmm bi ci boppam mooy jëmmi leer bi di jëmmi mbóot yi di jëmmi taar yooyu nga xam ni mooy tax nit mën jaamu borom mooy tax nit mën nekk boromam te jaamu boobu ñuy jaamu suñu borom nag mënuñu ci rëcc ndax dañoo digg woon ak moom dañ koo nanguloon jaamu googu ak topp googu ñu ko wax topp dañ ko nanguloon démb ci alastu bi rabbikum kon nag jaamu googu il faut ñu topp ji kon nag li ñu mën def mooy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp yoon wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam toppoon ngir mën jëriñoo ngir mën xéewlu ci jaamu yàlla googu nga xam ne suñu borom dénk na ko ñuy ñaan yàlla suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem yal na yàlla tëbbal ñu suñu xol ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yal na yàlla tëbbal ñu suñu cër yi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax cër yëpp ñu topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam xol yëpp ñu ngi jublu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ci moom la ñuy tëbboo ci wàllu yàlla la ñuy tëbboo njub ñi nga xam ne moo ñu mën may ñu yegg ci yàlla kon ñu ni ñaan yàlla yal nañu yàlla tëbbal suñu xol yi ci yonent bi tëbbal suñu cër ci yonent bi ba xol yi ak cër yi ak xalaat yi yëpp mën jublu suñu borom kéemtalaa na ko suñu borom bëgg yi suñu yàlla na suñu borom defal ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak barke gàmm gi ñu jëm ak woy bi ñu jëm ci yonent bi ci bunt bi ñuy ñëw nag war taxaw ci bunt bi ba beneen jamono mooy buntu juróom-ñetteel bi dañ koy wax le prophète maître de la sagesse maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndàmbu xikma maanaam xikma ci wàllu boppam mooy la sagesse divine yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko fekk moom mooy ndàmb la mooy trésoru sagesse mooy trésoru xikma moo tax ñu wax fii ni ô Seigneur accorde la paix et le salut toujours au trésor sublime lumière parfaite émanant de ta lumière en qui s'exprime ta sagesse incommensurable à laquelle aspirent toutes les créatures. C'est le peintre en face de son tableau à la recherche des couleurs pures. C'est l'écrivain avec sa plume à la recherche du mot juste. C'est le poète se promenant dans les nuées à la recherche de l'image appropriée. C'est le savant cloîtré dans son laboratoire à la recherche des formules justes. C'est le médecin caché dans sa blouse blanche à la recherche de la dextérité. C'est le chef, le patron, le président enfermé dans son bureau à la recherche de la décision salvatrice. C'est le sportif plongé dans sa grande passion à la recherche de la perfection du geste technique. C'est le musicien avec son inséparable instrument à la recherche de la note adéquate. C'est le maître en face de ses nombreux disciples à la recherche de la meilleure pédagogie. C'est l'ascète assis au sommet d'une montagne à la recherche de la face de son Seigneur. C'est le croyant se livrant à ses dévotions à la recherche du salut et de l'agrément de Dieu. C'est le soleil dans son désir ardent de chaleur à la recherche de lumière encore plus intense. Ce sont les étoiles dans leur désir d'éclat et de brillance à la recherche de lumière encore plus éblouissante. C'est la nature dans son désir de jeunesse et de force
à la recherche à la recherche cyclique de renouvellement au Seigneur. Donc bunt bi ñu ngi ñëw di wane ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla dégg xikma ci wàllu boppam ba lépp loo xam ne mbindeef ci wàllu boppam mi ngi koy jëfandikoo ci wàllu xikma rek loo xam ne da koy jëfandikoo di jëfandikoo boobu di feeñal xikma boobu ñoo ngi ko tëbbalee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. moo tax fii ñu wax ni ginnaaw ba ñu sante rabbul izzati wal jabarut di ko ñaan nag moom suñu borom mu jullil ñu julli gu ànd ak sëlmal te muy julli goo xam ne du dakk mukk day sax daay man abadan di ko jëmale nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ndàmb lu màgg li nga xam ni mooy leer gi suñu borom feeñalee ci leeru boppam te muy leer gi nga xam ne nag suñu borom daf ko jagleel daf ko defalaat beneen teranga bi nag mooy suñu borom daf ko sol xikma ba mu fees dell yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy jëmmi xikma il est en lui-même la sagesse par excellence te muy sagesse boo xam ni kenn mënu ko di xikma boobu xam ne kenn mënu ko natt kenn mënul xam dayo te nag sagesse boobu nag mbindeef yëpp ñu ngi jóg di wutali sagesse boobu lépp lu ñuy def rek xikma boobu da ciy feeñ te mooy c'est le peintre en face de son tableau à la recherche des couleurs pures maanaam ki nga xam ni dafay dessiner man dañuy wax un peintre un dessinateur boo xam ni dafa am tableau am ay peinture am di dessiner couleurs yi nga xam ni mi ngi koy choisir pour mën dessiner ak image bi nga xam ni mi ngi koy sàkku di ko xalaat ginnaaw lu jiitu muy dessiner image boobu nga xam ni moom la soxla ngir dessin boobu mën a rafet couleurs yi nga xam ne aussi dañ leen boole gi mu leen boole dafa laaj xereñ goo xam ne il faut mu xereñ googu dugg ngir couleurs yooyu mën ànd mën jur tableau bu rafet xikma boobu nag sagesse boobu muy am ngir mën taxawal tableau boobu ki gis tableau bi xam ne kii tableau bu rafet la loolu ñoo ngi ko tëbbalee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeru yonent bi moo koy tëbb moo koy wuyu ngir mu mën defar tableau boobu boole couleurs yooyu bu ñu mën ànd mu jur tableau boo xam ne ku ko xool rek di nga ni ëskay ñu ni c'est l'écrivain avec sa plume à la recherche du mot juste ñu ni mooy bindkat bi nga xam ne mi ngi yett xalimaam di bind waaye buy bindkat bu nekk buy bind soxla nga kaddu bu jub bindkat buy bind bu nekk soxla nga xalaat bu rafet boo xam ni moom ngay tëral mu doon sa bind waaye kaddu yi jub yooyu ngay soxla ak xalaat yu rafet yooyu ngay am yooyu leer la boo xam ne suñu borom dañ ko defal jaam bi jamono boobu mu am leer boobu ñu tëbb ko ci leer boobu ngir mu mën bind ba lu bind bu génnee ñëpp jàng ko am ci njëriñ am ci ay xéewal ñëpp sant ko ci ñëpp gis taar bi nga xam ne moom la bind boobu am loolu ñoo ngi ko koy defal ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ni c'est le poète se promenant dans les nuées à la recherche de l'image appropriée maanaam xalaatkat wala boog waykat bi nga xam ne mi ngi way te waykat boo gis muy way mi ngi sàkku ci boromam xalaat boo xam ni moo koy jàppale ci way woowu nag il faut nga am xalaat il faut nga mën tëral way wu rafet waaye loolu nga xam ne mooy taaral sa way xalaat boobu nga xam ne yaa ngi koy am ngir sa way woowu mën a rafet mën a jub ñoo la koy tëbbalee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeru yonent bi mooy feeñ ci yow ngir xalaat boobu mën a dikk ngir kàddu yooyu nga soxla mën a dikk ba nga mën ci liggéey li ngay liggéey ba bu génnee ku ko jàng mën ko rafetlu moo tax poète yi ngi gis yëpp ñu bind yu rafet moo xam jullit la moo xam di jullit loolu ñu bind te mu rafet nit ñi di ko jëriñoo ba léegi loolu ñoo ko tëbbee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii aussi ñu wax ni c'est le savant cloîtré dans son laboratoire à la recherche des formules juste maanaam savant bi nga xam ne mi ngi nekk ci laboratoire am di xalaat loo xam ni bu génnee dana jur njëriñ pour askan bi bu génnee dana jur njëriñ pour mbindeef yi bu génnee dana jur njëriñ pour création bi yépp xalaat boobu muy xalaat la koy dimbali ngir xalaat boobu mën a wéy la koy dimbali ngir mu mën produire loolu mu mën jur loolu leeru yonent bi la alayhi salaatu wasalaam moo ko feeñu foofu mu nekk jamono boobu ba loolu mu mën ko génne ñëpp mën ko jëriñoo moo tax li nga gis ci wàllu science ñu créé ko moo xam wàllu li ñuy wax pesanteur la maanaam buy jóge ci kaw wala wadd ci suuf savant yi nga xam ne ñoom ñoo ko indi ñoo ko tëbboo ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li nga xam ne aussi dox na ci wàllu technologie tey moo xam ci wàllu portable la moo xam ordinateur la ñi ngay dégg yëpp ñu ngi tudd tey di ci yéem tubaab yi en réalité loolu nekkul leen dul feeñuwaayu leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam
te li nga xam ne nag moo ëmb ci leer googu feeñagul moo ëpp téeméeri yoon li nga xam ne jot na feeñ lu tuuti moo jot feeñ fu mu toll nii ci leeru yonent bi ci la savant yi di kurti di jëngatu bay amal li ñu amal loolu lépp nag ñoo ngi ko tëbbee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ni c'est le médecin caché sous sa blouse blanche à la recherche de la dextérité maanaam médecin bi nga xam ni mi ngi sol manteau mi ngi sol blouse bi nga xam ne boo ko gisee da ngay xam ne kii médecin la waaye médecin bu nekk yaa ngi sàkku xam-xam bi nga xam ne moo lay dimbali ngir nga mën a faj bu jaar yoon faj boo xam ne dafay jur njëriñ waaye du jur lor xereñ boobu ngay am nag ak xalaat boobu ngay am bay mën jubal ci faj bu ñëpp mën a gërëm loolu leer la boo xam ne ñoo ngi ko tëbbee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën la ko yonent bi tëbbee dégg nga am boobu pasté nga am boobu xam-xam mën def sa liggéey ñu ne c'est le chef le patron le président enfermé dans son bureau à la recherche de la décision salvatrice maanaam mooy aussi chef bi nga xam ne dafay diriger entreprise boo xam dafa yor entreprise di ko diriger nit ñi di ko déglu wala patron boo xam ni moo yor ay mbiru boppam ñu fal ko ci muy patron bi ñu aussi ñu ko ci déglu wala président boo xam ni dañ la dénk réew wala dañ la dénk association wala lu la mën ci dénk te nit ñi di ci déglu boobu ñu lay déglu xalaat yooyu nga xam ne wala décision yooyu nga xam ne yow di ko jël te boo ko jëlee mu am conséquence moo xam conséquence bu baax la wala conséquence bu safaanoog mbaax la décision yu baax yooyu nga xam ne boo ko jëlee nag mu jur yiw goo xam ni dana faj ci biir dana faj ci biti décision yooyu nag ngay jël loolu nga xam ne mooy doon décision yu baax yooyu loolu leer la boo xam ni yonent bi alayhi salaatu moo la koy tëbb moo tax gis nit mën nekk ci biir àdduna bi yëpp di ko déglu mu génn wax loo xam ni dana jur njëriñ àdduna ak alaxira am na ñoo xam ne ba ñu jëlee seen kàddu wàcc fi ba ñu dëddoo yàgg na waaye loolu ñu fi bàyyi mi ngi wéy ba léegi loolu lépp nag di ñoom waaye leer la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu moo leen ko defal jamono boobu ba mu jur yiw moo tax képp ku topp yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam yaakaar yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam yàlla dañ la tëbb leer yooyu nga xam ne mooy tax booy jëfandikoo wala booy jëflanteeg mbindeef yi nga mën jëflanteeg ñoom ci lu rafet ñu ni c'est le sportif plongé dans sa grande passion à la recherche de la perfection du geste technique boo gisee aussi sportif bi moo xam kii def football la wala kii def basketball la wala kii def handball la wala koo xam ni dafay daw wala koo xam day def natation kenn ku ci nekk ci ñooñu dana ko dikkal mu def benn geste boo xam ni maanaam benn jëfandikoo boo xam ne ci wàllu domaine boobu nekk jëfandikoo bu yéeme la boo xam ne àdduna bi yëpp di ko tudd am na football yoo xam ni def nañ ay exploit yoo xam ni ba léegi donte ko bàyyi nañ football léegi waaye ba léegi exploit yooyu ñoo ngi koy tudd geste yooyu nag nga xam ni daanaka léeg-léeg benn yoon lay doon ci sa dund wala ñaari yoon wala boo ko defee dootoo ko mën defaat ndax yéeme gi muy yéeme ak taaru gi muy taaru geste yooyu yëpp nag loolu lépp sportif bi mën ko def loolu dañ ko tubb ci leeru yonent bi leeru yonent moo feeñ ci moom donc mu mën def geste boo xam ni moo koy distinguer moo koy particulariser ak yeneen sportif tey boo jëlee exemple bi ñu mën joxe mais boo jëlee Michael Jordan ci wàllu basket def na ay gestes yoo xam ni ba mu bàyyee basket ba léegi beneen basketteur defatu ko loolu lépp nag leeru yonent bi moo feeñoon ci moom boo jëlee Maradona ci wàllu football def na ay gestes yoo xam ni benn ba mu génnee ci football bi léegi beneen footballeur defatu ko kooku leeru yonent bi moo feeñ ci moom ba ci Messi mi nga xam ne tey ñoo ngi jàpp ni mooy sportif wala footballkat bi gën a mag bi gën a xereñ mi ngi def ay gestes yoo xam ni ci leeru yonent bi moo koy tëgg jamono boobu mu nekk ci mu koy def moo tax loolu mën jur taar mën jur loo xam ne bu ko ñëpp xoolee rek dañ naan lii kat lu céemaane la lii kat kenn mësu ko def moo tax ñu ni c'est le sportif plongé dans sa grande passion à la recherche de la perfection du geste technique c'est le musicien avec son inséparable instrument à la recherche de la note adéquate ñu ni aussi mooy musicien bi nga xam ni dafa yor instrument moo xam guitaram la yor wala flûtam la yor wala batterie la yor wala tamasa bu mu yor di tëgg bu ci nekkee dëkk ci dañ ko dikkal mu feeñeel ci loo xam ni àdduna bi yëpp dañ ko ciy dégg àdduna bi yëpp dañ ko ci sargal àdduna bi yëpp dañ ciy bég kontaan ci képp ku ko dégg daa ci am nit ñi nga xam ne xam nañ li muy def képp ku ko dégg ci ñooñu rek daa nga ay la ñëwoon ci kan lu ko def màgg na kenn mësu ko def loolu lépp nag leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo feeñ ci ñoom xereñ googu moo tax ba ñoom it mu mën feeñ ci seen jëf
ñu ni c'est le mettre en face de ses nombreux disciples à la recherche de la meilleure pédagogie mooy jàngalekat bi nga xam ne aussi mi ngi ci biir daaram di jàngale wala professeur bi nga xam ne aussi mi ngi ci biir classe am di jàngale moom aussi ay ndongam ay taalibeem ay élèves am wër nañ ko waaye aussi mi ngi wër yoon bi nga xam ni moo gën a gaaw yoon bi nga xam ne moo gën a rafet ngir xam-xam bi ne ci moom mën yegg si ci ay taalibeem wala élèves yi ndax xam-xam rek doyul ci booy bëgg jàngale am na ñoo xam am na xam-xam bu bëri waaye xam-xam boobu mënuñu ko partager ak keneen maanaam mënuñu ko jottali seen ay élèves kooku dafa laaj nga am beneen xereñ benn xam-xam bu la yàlla di defal ngir loolu mën a sotti xam-xam boobu nag secret la boo xam ni leer la boo xam ne suñu borom moo koy tëbb jàmmam ba mu mën ko def moo tax ku bëgg jàngale rek jógal dem jàngale il faut nga am leer boo xam ni kooku yàlla moo la koy defal tëbbee la ko ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ni c'est l'ascète assis au sommet d'une montagne à la recherche de la face de son Seigneur maanaam ki nga xam ne dafa dëddu àddina ngir jublu boromam dem yéeg ci benn montagne boo xam ni montagne bu kawe la waaye mu yéeg fa nag ngir sàkku dajeek boromam waaye la muy jëfandikoo ngir mën sàkku dajeek boromam ñoo ngi koy tëbbale ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dul leeru yonent bi kon du mën jëfandikoo bi nga xam ne moo koy mën jotale ak boromam ngir mu mën yegg ci boromam yàlla moo koy defal beneen ndimbal tëbb ko ci leeru yonent bi ngir mu ndax yonent bi mooy buntu yàlla subhanahu wa taala ñu ni c'est le croyant se livrant à ses dévotions à la recherche du salut et de l'agrément de Dieu maanaam way gëm bi nga xam ne aussi mi ngi nekk ci ay jaamu yàlla moo xam julli dafa jot ngay dem di julli moo xam koor jot nga dem di woor moo xam aji màkk la ngay dem di aji màkk moo xam saraxe la booy def bépp xeetu jaamu yàlla booy def rek yonent yàlla fu jëf boobu mën a yegg fu mu jëm yàlla da di tëbb ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga mën jëfandikoo ci tëbb googu ngir mu mën defal yàlla loo xam ne yàlla dañ ko nangu kenn mënul am jëf ju yàlla gërëm wala njëggal boo xam ne suñu borom nangu na ko lu dul dafa jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangu foo yonent bi tëbb la leeram boobu mbaaxam boobu ngir nga mën jëf jooju mën la jural yiw ci wàllu yàlla kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu mbaaxam ak si yërmandeem ñi nga xam ne way topp lañu yàlla suñu borom tëbbal ñu suñu xol yeeg suñu cër ngir ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba lépp lu ñu defal suñu borom ci wàllu xeetu jàmm yàlla ba mu mënti doon moo xam julli la moo xam aj la moo xam koor la moo xam asaka la moo xam lu mu mënti doon rek yàlla na nga suñu borom tëbbal na ko ci leeru yonent bi la nga xam ne mooy tax bu nit jëfee ñu nangul ko jëfam te muy leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na nga suñu borom defal di ay nabi Mustafa ci barkooy bi nga xam ne ñoo ngi koy way yéen defal na ko defal ko suñu njaboot defal ko suñu ay wayjur defal ko jullit ñëpp ñu ni c'est le soleil dans son désir ardent de chaleur à la recherche de lumière encore plus intense ñu ni même jant bi ci boppam mbaaxam mooy mu feeñal leer mooy mu feeñal chaleur maanaam mu feeñal tàng loolu mooy mbaaxu jant bu mëntul génnee naaj génnee chaleur dootul ko mën tuddee jant waaye loolu ngir mu mën nekk ci moom yàlla da ko tëbb ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir jant bi mën jooxee li nga xam ni moom la ko suñu borom sant te muy leer muy nekk am chaleur boo xam ni mooy tax muy mën doxal ndax jant bi lu mu tàng ba nit sax léeg-léeg di ko muulu wala nit di ci làqu am na njëriñ boo xam ni amal na ko créature bi ay mbindeef yoo xam ni amal na leen loolu bu doon jant bi kon am na lu bëri du mu nekk ci suñu dënd ñooy ce sont les étoiles dans leur désir d'éclat et de brillance à la recherche de lumière encore plus éblouissante ñu ne même biddéew yi aussi biddéew li mu baaxoo mooy di leer di briller ci asamaan si ba foo tourné boo séenee rek gis biddéew yi daanaka lii biddéew la loolu la biddéew baaxee bu dee dem ni bu biddéew loolu mëntu ko am kon dootul nekk biddéew kon loolu sax biddéew di am te loolu am na lu muy dox ci wàllu mbindeef yi ci wàllu nit ñi aussi am na benn njëriñ boo xam ne biddéew yooyu amal na leen ko loolu nag ngi biddéew boobu mën ko sooxe il faut ñu tëbb ko ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ni c'est la nature dans son désir de jeunesse et de force à la recherche cyclique de renouvellement ñu ni aussi nature bi ci wàllu boppam mooy àll bi boo ci duggee ñëpp xam nañ ni àll bi am na jamono boo xam ni daanaka dandaan dafa dee maanaam garab yëpp dañuy nekk bant di wadd ba boo dugg ci àll bi daal xeetu dee moo lay xeeñ waaye am na jamono boo xam ne nag
gàncax gi dafay dundaat dafay am jeunesse bi ngay dund boo xam ni da koy dund googu nag nga xam ne gàncax bi mu ngi koy dund bu tayee mu dee bu subaa mu dund te loolu nag ci la dundam moom nekk alternance boobu muy def dee ak dund boobu nature bi nekkee moom la nature bi baaxoo loolu nag ngir mu mën ko dawal dañ ko laa budd dañ ko tëbb ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir loolu mu mën koo dox kon loolu dégg nga fii la ñu ci bunt bi la ñuy tegee suñu baaraam te mooy bunt juróom-ñetteel bi ñoo xam ne ñoo ko tuddee le prophète maître de la sagesse fii li ñuy tegee suñu baaraam ba beneen jamono li ci des ci téere bi ñu indi ko kon dañuy àndaat ñun ñëpp di sant suñu borom mbaaxam ak yërmandeem suñu borom mi nga xam ne moo amal li fi nekk suñu borom mi nga xam ne moom lañ yaakaar ci lu feeñ ci lu dëgg suñu borom mi nga xam ne moo feeñal ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom mi nga xam ne moo ñu defal teranga bu màgg bii te mooy jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko boobu teranga ba bari jël ni ñun mbindee fi feeñul ñu ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba nga xam ni amul benn jëf boo xam ni mooy xam suñu dund ak jëf bu dund boobu yëpp làmbool ñoo ngi ko tëbbee ci leeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bu dul woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ñu mën amul benn jëf bu dul woon yonent bi alayhi salaatu suñu nekk du mën a nekk bu dul woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul lenn loo xam ne ñoo ngi koy dogal ñoo ngi koy àtte du suñu noyyi du suñu dégg du suñu xalaat du suñu xol di yëngu du jóg dox wala yëngatu ci yëngatu bu mu mënti doon lu dul ni dañ koo tëbbee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu mën a nekk kon ñu ñaan yàlla suñu borom ci barke yonent bi nga xam ni moom la jagleel teranga yu màgg yi yal na suñu borom jéggal suñu ay bàkkaar yal na suñu borom suturaal te yal na suñu borom dimbali ba liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko sëmb di ko liggéey maanaam di faram-fàccee ay téere yi nga xam ni may nañu ci mbaaxam ñu bind ko léegi nag ñu wàññeeku ñëw bëgg ko waxtaanee bëgg ko faram-fàccee pour boole pour partager ko ak jullit yi ñoo ngi ñaan yàlla liggéey boobu yàlla na suñu yàlla dimbali ba ñu mën ko yeggale te bu yeggee yàlla na ko suñu borom def muy ngëneel def ko muy njëriñ ci ñun ci suñu dund ci wàllu yàlla defal na ko njëriñ ci suñu njaboot defal ko njëriñ bépp jullit yàlla na yàlla dimbali ñu defal ko sutura ak xéewal kon dañuy wax ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin